Louga ñu ne nag bëri na ci li nga xamante ne rek coow li jóg na jamono ji ba tax na rek ñi nga xamante ne ñooy aji tawat yi ak ñi leen di faral di gunge di ñaalu rek niñ leen di teertoo yenn saay ci l'hôpital yooyee dinañ ci ubbi ab xët bu yaa gannaaw bu ñu demee fi nga xamante ne mooy Louga agent de santé ak waa Polymètre féete foofee ca Mbour tamit jamono ji yëkkati nañ ay kàddu li ñu bëgg rek mooy lépp lu aju ci wàllu erreur médicale ñu def seen kem kàttan ngir mën a wàññi li mel. Polymètre nag di ab structure boo xamante ne day yëngu ci wàllu imagerie noo mën a ji ñu ne nag dañ leen tere rek ñu mën a amal seen liggéey ni mu waree ba tax na rek ñoom dinañ yëkkati ay kàddu ci biir xibaar yi li nga xamante ne tamit beneen coow bu juddu am fi nga xamante ne mooy suma assistance foofee nag nemmeeku bi mooy ab infirmier wala sax ab infirmier rek boo xamante ne moom daf ko jàpp rek muy doxale nag su dul noonu def ko ci ab benn way tawat ba tax na rek jamono ji kookee ñu tuumaal rek teg nañ ko mandat de dépôt fas yéene ko déglu ngir xam ana lan moo waral mu doxal li ni mel. Conseil sénégalais des femmes ñoom nag jamono ji lu ñu bëgg rek mooy lépp lu aju ci wàllu installation conseil municipaux yi ñoom dañu gis ne rek moom rawatina fii ci Ndakaaru saxawuñu li ñu duppee parité ndaxte boo xoolee communes yi mel ni HLM Biscuiterie Dieuppeul Derklé ak yeneen tax na rek ñoom ñu jël seeni avocat dugal tamit lu toll ci 20 recours ak benn ngir fexe ba déglu leen ci biir xibaar yi dinañ wax ci wàllu tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Diaw lay doon dinañ ko jeexale li gën a fës ci yenn kaay yi mbokk yi boo leen taaxirloo ñu yaatal ko. asalaamaaleykum dal leen ak jàmm ci xibaar yi niñ ko waxee ci ponk yi lu aju ci mbiru soxna Astu Soxna moomee na nga xamante ne moo ñàkkoon bàkkanam foofee ca hôpital bu Louga police nag ñu ne jamono ji ubbi nañ l'enquête bi di fas yéene rek déglu ñi nga xamante ne dañu njort ne rek son loxo dafa laale li ni mel ndax ñi ay mbokkam nag ñoom li ñu bëgg rek lépp loo xamante ne moo lalu ci mbir mu leer ci jamono jooje nag jëwriñ bi ñu dënk lépp lu aju ci wàllu wér-gu-yaram wala ministère de la santé ñoom nee nañ seen l'enquête bi ñu ubbi woon moom daanaka mat na lu des rek mooy jël dogal ba fexe ba ñi nga xamante ne ñoo li am wala sax ñoo taxaw li ni mel yoon mën a dal seen kaw. lu aju ci mbiru ndey soxna Astu Soxna ñu ne nag bu maternité bu hôpital Amadou Sakhir Mbaye foofee ca Louga ñu ne nag loolu la ñuy faral di seetlu wala sax li faat ndaw soosee bëri na ci l'hôpital yi nga xamante ne ñu ngi koy nemmeeku fii jamono ji ci biir réew mi tax na nag fi nga xamante ne rek mooy l'hôpital boobu askan waa ngi woote wàllu fexe ba li nga xamante ne moo dal ci kaw ndaw soosee bañ a amati dañ ciy teewlu liggéey bi nga xamante ne Thierno Fall amal na ko ci. ginnaaw faatuk Astu Soxna ci maternité bu hôpital Amadou Sakhir Mbaye waa Louga di samp laaj ci anam yi nga xamee ni si rek moom la ñuy dalale malade yi ci bërëbu pajukaay bile. loolu nag dafay dellu si ci question bi nga xamante ni si yàgg nañ ko posé wu mooy maanaam qualité bi ñuy dalale way jëfandiku yi ci biir hôpital yi. lu ñu nag bokk ci ñuy généraliser parce que dañuy fréquenter hôpital bi te xam nañ fa également ay professionnels yu nga xamante ni si ñu bëgg seen métier la. comme nag ci corps boo mënti dem comme ni ñu koy waxee da nga fa fekk ay brebis galeuses. ñëpp ko wax foo dem dañuy wax nii du hôpital Amadou Sakhir Mbaye dong de foo dem dafa am nu ñu lay accueillir noo xam ne daal da ngay xaw sax a tiit yow mi ngi indi sa malade d'abord dañ lay rejeté ba nga xam ne nii parfois def na noo xam ne nii doo ko sax bëgg a toog. mbir mu ni mel nag ñu bëri ci askan wi jàpp ni dafay li Olof Njaay di wax ni lu ëpp tuuru waaye ab jafe-jafe la bu nga xamee ni yàgg na ci hôpitalu Louga. affaire bi nag daf cee yàgg man mii am naa fa malade jaar ak ñoom foofu. keneen am na fa malade jaar ak ñoom foofu li nu bëgg nag mooy nu segg hôpital bi. Louga yu bari dañu jooyal seen bopp parce que ku ci nekk boo fa amul bis rek sa mbokk amoon na fa bis moo tax tey jii c'est un cri de cœur boo xam ni c'est vraiment général. askan woowu nag li ñuy sàkku ci nguurug Sénégal mooy mu jël ay matuwaay ba doxalin yooyu ñuy ñaawlu ci hôpitaux yi mu bañ a amati ba bakkan di ci loru. kon daal ñu bëggaat daal état bi mu jël encore ay dispositions. defaraat hôpital yi defaraat façon ñi ñuy gérer ñu jàngalaat ñi nga xam ne ñoo yor mbirum santé bi ñu xool jàngalaat leen
nu ñuy accueillir malade nu ñuy comporter devant un malade loolu lépp dafa bokk ci paj mi. bu ñu déggee gars yi dañuy wax dañuy xarmat dañuy dem di ngarale loolu tamit c'est un problème boo xam ne du ñu wax ni mooy origine négligence bi mais mën na ci bokk donc pour man question bi ñu war a njëkk a régler mooy ñu arrêté. Fatou Ndeye Astou Sokhna gii nag ba léegi mi ngi des ci xolu waa Louga yi nga xamee ni si àjjuma ji ñu dëgmal la ñu fas yéene wàcc ci mbedd mi ngir wane seenu naqar. Thierno Fall bi ñu jógee Louga dañuy wutali diwaanu Saloum foofee ca Kaolack ñi nga xamante ne rek ñooy ñi yëngu ci wàllu wér-gu-yaram bokk rek ci centre hospitalier Thierno Mouhamadou Mansour Baro ñoom nag jamono ji lu aju ci wàllu erreur médicale la ñuy artu lu ñuy bëgg rek loole ñu def kem kàttan ngir mu dàkk leneen lu ñu gis ne nag mooy faral di indi jëye yooyu yenn saay ñi nga xamante ne ñoom la seen xam-xam màcc bokk na ci ay médecins yu ñuy tere ñu accéder ci yenn structures yi ñu ne nag loolu mën na indi ay jafe-jafe Abdourahmane Diallo ak Mamadou Gueye ñooñu teewal ca diwaan ba. ci wàllu wér-gu-yaram nekkee hôpital Thierno Mouhamadou Mansour Baro bu Mbour ñuy ñaax nguur gi daal di yéey yàbbi ci mbir mi balaa jéyya wala boog musiba di am ci bërëbu fajukaay boobu te kenn du ko waral lu dul waa Polymed bi muy ñëw ci ñun ñoo ngi doon def rajo dafa ñëw ni daf ñuy dolli ba ñëpp mun a def rajo ci fii Mbour bi mu ñu dollee juróom-benni at kenn mënatu la def rajo tey fii ci Mbour loolu moom mooy li situation bi nekk lu muy jur nag autorité yi ñuy wax xam nañ ko administration bi xam nañ ko population bi xam nañ ko yow journaliste bi ma ko laaj xam nga. ñii di yëngu ci wàllum wér-gu-yaram di xamle ni direction Polymed dafa bañ ay liggéeykatam yegg seeni bureau ndax seen bureau yooyu sax dañu changé cellule yi. ñu dellu di liggéey fekk ñu tëj Polymed boo nee du ma topp diw fa ngeen jëm dafa soriwul ndax ñii kat wane nañ seen xar kanam ñu xëyaat samedi bi ñu tëj ko dimanche ñu tëj ko ñu xëy lundi ñu tëj ko Polymed daf ñoo fekk ci suñu kër humilier ñu wan ñu ni ñun duñu dara fajkat du dara ñëpp di seetaan ñu ne nag pesum kanam boroom a koy fajal boppam. ci fàttali hôpital Thierno Mansour Baro mu ngi ci coow diggante liggéeykat yi ak Polymed léegi mu mat at liggéeykat yooyu li ñu bëgg mooy contrat bi nga xam ne dafa ëmb Polymed ak hôpital bi ñu dàqalu ko ndax nag gisuñu njëriñ bi nga xam ne bërëb boobu nga xam ne moom moo yor wàllum rajo ak xeet gi ni mel mu ngi koy amal njëriñ askan wi. Abdourahmane Diallo hôpital Thierno Mouhamadou Mansour Baro nekk foofe ca diwaanu Mbour ñun ñu ne woon Kaolack Mbour la ñu desandik mbiru wér-gu-yaram ak li nga xamante ne mooy lu yéeme lu xew fi nga xamante ne mooy suma assistance foofe nag benn aide infirmier gannaaw bu mu amee ab patient wala sax ku yaramam xawoon sutante moom nag dafa jëfandikoo ki nga xamante ne rek mooy kooki doxalee nag sudul noonu ba pare di ko filmer ba tax rek ndaw soosé porté woon plainte ba yoon teg ko loxo jamono ji moo tax rek docteur Babacar Niang bi nga xamante ne moo jiite suma assistance di jégalu bu baax a baax te naan lu ko bett la ndaxte infirmier boobu bokkoon na ci agent yi gën a doon royuwaay ñu teewlu ay kàddoom ci micro Marcel Maron. bu gisee loolu dafa ñëw poser question li ñu ko def lii est-ce que médecin bi moo ko wax médecin bi nee na defu ko mosuñ ko def mosuñ ko wax mu def loolu moom tamit mu reconnaître que li mu def kenn waxu ko donc voyez donc la justice pas pu se mettre en branle maintenant yoon baa ngi teg li mu war a teg. comme ça ñun ñëpp ñu xam ne am na loo xam ne kenn waratu ko def. infirmier boo xam ne dugg na ci ñun presque plus de 3 ans assumé na liggéeyam normalement dem na ci àll bi nekk nañ ci ay chantier terre bi dawti ñoom ñoo fa nekkoon di leen jàppale guddeex bëccëg bi ma ko mujjee gis sax dafa ñëw avant l'heure taxaw di avant pointage am bon mosul am benn histoire daal ci clinique bi. ñu ngi massawu surtout famille bi nag vraiment ñu ngi leen di massawu bu baax. ñu waxee ci leneen rawatina mbiru politique ak kuréel bi ñu duppee conseil sénégalais des femmes ñoom jamono ji nag ñu ne dañu dugal ab recours ngir ñu saytuwaat bu baax a baax lépp lu aju ci nu ñu installé conseil municipaux yi ñoom li ñuy ñaawlu rek lii aju ci wàllu parité moom saxawuñ ko benn yoon bokk na ci la ñu gis HLM Biscuiterie ak commune bu Dieuppeul Derklé ñoom nag jël nañ ay avocat ngir ñu gàggante li ni mel ci loolu nag dañuy teewlu kenn ci ñoom ci micro Habib Faye. am solo la fa ñu koy doxee bëggatuñu jigéen ñi ñu leen fa bàyyi gannaaw te bañ nag ñu des gannaaw moo tax ba ñu def nag loi bu favoriser maanaam loi boo xam ne daf ko tëral imposer ko te nag dëgg-dëgg nag dafa méngoo sax ak aussi jamono parce que ni ma la wax collectivité territoriale yi seen prérogative mënul romb jigéen
defut. recours am na ñoo ngi Dakar ñu fàttali lool rek ak sunu avocat yi maître Diallo ak maître Ndeye Fatou Touré ñi nga xam ne dañu ñëw jàppale requérante yi vraiment ci li nga xam ne mooy bureau non paritaire loolu mooy fi nga xam ne bureau yi nga xam ne ci conseils municipaux yi respecté wuñu la loi sur la parité loolu moo tax ñu ñëw fi tey vraiment jigéen ñëpp ñëw nañu taxaw nañu pour jàppale pour nit ñi gis leen ñu jàppale vraiment dossiers yi. ñu jàpp ni Sénégal côté boobu am na jéego yu mu def tey ay commune wala ay maire yi nga xamante ni ñu ngi koy bëgg a jalgati yaakaar nañu yooyu mënuñu jàll surtout affaire bi suñu ko jéggalee si yoon te ñu jàpp ni aujourd'hui comme Sénégal mooy loi bi mooy réglementation bi mooy jurisprudence mooy décision yi nga xamante justice rend na ko mu ngi dëggal loolu dañu am yaakaar ni tey recours bu ñu def ni dina antu. bi yoon nag ñu wutali diwaanu Saloum wax rek ci xiro ngaayo bi ñu nemeku jamono ji président conseil départemental bu Kaolack di Ahmed Youssouf Bengeloum ak ki farandoom ñoom nag ñu ne jóge nañ ci coalition bi ñuy duppee ànd nawle kooke nag di ñaawlu li nga xamante ne farandoo Serigne Mboup noo leen lañ ko teeroo ba tax na nag jamono ji nee na dinay ber ay kuréelam bu ko defee tamit mu xool ni ñu mën a def ngir jàppale waa Benno Bokk Yaakaar ci élection yi di ñëw Pape Mbaye Diaw ak Faly Diaw ñooñu Faly Diaw ñooñu toogal ca diwaan ba. sëy mën nañ ne diggante Ahmed Youssouf Bengeloum et coalition ànd nawle daal dinay tas ñi nga xamante ni ñoo di partisan président du conseil départemental di xam ne ni ba élection locale yi jeexee ba léegi ñi ànd ak Serigne Mboup ñu ngi def lu nekk ngir génn leen ci coalition bi te buñ sukkandikoo ci El Hadji Daniel Sow Serigne Mboup fan yi li muy wax dafa waroo lool ak li nga xamante nii moom lañ tënkan ndaxte dem élection législative bokkutan ci li nga xamante nii moom lañu tënkan. ñoom ñoo wax lii may waaj a wax ñu ne coalition ànd nawle ànd liggéey bokkul ci Benno Bokk Yaakaar ki nga xam ne moom la ñuy wax kilifa gi di Serigne Mboup moom kese moom mooy leaderu coalition bi ñu dolli ci ne ànd nawle ànd liggéey day dem ci élection yi ñu jëm. ñun lañ doon waxtaane ak ñëpp di ko ruumandaat mooy dañ ne duñu jonganteeg ki nga xam ne moom mooy kilifa réew mi. ñu daal di koy fal ci coalition ànd nawle président conseil départemental bu Kaolack di xamle ne moom mësul génn coalition Benno Bokk Yaakaar. maa ngi bokk ba tey ci mouvance présidentielle ba tax na mouvement bii ma jiite ak allié ñun ñëpp ñoo ngi waxaat fii nii di réitérer suñu engagement suñu jàppale ci président de la république son excellence Macky Sall. ci teewaayu ay militant Ahmed Youssouf Bengeloum ak ñu bëri ñoo xamante ni dañoo bokk ci coalition ànd nawle ñoom nee nañ dañuy fas yéene liggéey ak président Macky Sall ngir rek mu daal di gagné élection législative yi fii ci Kaolack. mu nekkoon Pape Mbaye Diaw ak Faly Gaye ñu del si fii ci Ndakaaru wax ci liggéey bi nga xamante ne waa ANSD amal nañ ko mu aju ci ñi am xëy fii ci réew mi ci loolu nag ñoom ANSD dañu gis ne rek daanaka góor ñi ñoo ëpp rek ci ñi yëngu ci liggéey boo xam ne dañ ci jële ab payoor soxna yi moom li ci ëpp ñu ngi ci kër yi rek di toppatoo njaboot bi ci loolu sax dañ ciy teewlu seen directeur général Ari Nar Diop lay wuyoo ci micro Habib Faye. jigéen ñi consacré ñaata waxtu la ko góor ñi consacré mais également boo xamee waxtu yi nga xamante ni moom ngay consacré activités yi nga xam ne moom ngay def journalièrement di nga mën a def li ñuy wax arbitrage seet par exemple soo bëggoon a def benn loisir wala ngaa dem ci daayira yi wala ngaa di gën a toppatoo sa doom ñaata waxtu ci sa liggéey moom ngay renoncer pour pouvoir nga def loolu. am na activité yoo xam si activité yoo xam ne dañ ciy gañ a xaalis am activités yooyu doo ci gañ a xaalis boo xoolee en moyenne. góor ñi dinañ def juróomi waxtu ak lu tegal ci activité yoo xam ne dañ ci gagné xaalis alors que jigéen ñi dañ ci def ñetti waxtu ak lu tegal ci activité yoo xamante ne dinañ ci gagné xaalis mais boo xoolee au-delà de ça activité yi nga xamante ne duñ ci gagné dara jigéen ñi ñoo ëpp luñ koy consacré que góor ñi. góor soo xoolee ki nga xamante ne ku jigéen ki moom kii liggéey su ñëwee dina def à peu près lu mat ñaari waxtu ci travail domestique alors que ki nga xamante ne liggéeyul. quasiment li muy def lépp ci travail domestique la koy consacré plus de juróomi waxtu dina ko consacré ci travail domestique notamment pour mu toppatoo xale yi toppatoo mag ñi ci kër gi togg ak yooyu yëpp da koy def ci kër gi yooyu yëpp moom lañ.
ca Rufisque moom kii di préfet bi moom dafa teg loxoom ci li nga xamante ne mooy teggum xeer bu njëkk ci lotissement bi ñu duppee Sérigé ñoom nag dañu gis ne rek autorité administrative boobu loolee dafa ànd ak ab njuuj njaaj wala sax loo xamante ne rek ab litige foncier la ba tax na rek foofu ñu xaarandi ba xam fan lay mujjee ñi nga xamante ne ñoo bokk ci association des attributaires di ñaawlu li ni mel nee na nag bul dara leerul fii ak fan yu néew dinañ wàcc ci mbedd mi ngi naqal lu ni mel dañuy teewlu ku yëre seen kàddu Abdoul Wane lay wuyoo ci micro Abdou Diouf Diagne. bi fii ci Tëngéej représente ay imam yaakaar naa ku nar a def naka su dul noonu doo yónni ñooñu invitation ba tax na lii dañoo jàpp rek ne xëy na ab mobile la ñoom bu ñu teg sur place ngir bañ ñu def li nga xam ne mooy sunu manifestation waaye nag li nga xam ne mooy li ñu dégg. mooy ne dafa am ñoo xam ne dañu nekkoon château d'eau bi ñu jël foofa def fa château d'eau tey ñu bëgg leen recaser feneen fan lañ leen bëgg recaser fii nga xam ne foofu la jumaa ji nekk loolu nag duñ ko nangu tey duñ ko nangu ëllëg ay béréb bu jaamukaay yàlla ku ko mënta yokk war a koo wàññi duñu nangu kenn di jël ay parcelle naan da ngay wàññi jàkka ji wala jumaa la naan da nga koy jox ay dit déedéet duñ ko nangu man sama bopp sax laa wax man de en tant que jullit bu ma fa bokkoon tey ñu bëgg maa dédommagé jox ma foo xam ne jàkka fa nekk man du ma ko nangu ndax bu ma dëggee bu ma tëddee si sama bàmmeel du ma xam lu ma yàlla di wax lan laay wax yàlla bu boobaa yow da yaa ngi dëkk foo xam fi bérébu kaay jaamu yàlla nga nangu ñu di la ko jox leen ma feneen ma dëkk fa lu ma fa am ma xam ne loolu ma yàlla wërsëgee. tey nag dañuy def ab taxaw seetlu ci métier li nga xamante ne mooy juge consulaire bu tribunal ñooñu nag am solo lool ci dispositif bi tax na rek suñu ay ndaw def nañ seen kem kattan ngir jéem a xam lan mooy seen liggéey nu ñu leen di tàbbe ak liitam jamono ji nga xamante ne dañu banque seen yoxo lan la bol mën a am ci rëq-rëq ci liggéey bi nga xamante ne moom la ñuy faral di nemmeeku foofee ca tribunal Maymuna Njaay ak Ababacar Camara ci liggéey bi. nga xam ni ñoom la ñu duppee juge consulaire doon dànkaafu ne dañuy dem ci grève lañ doon wax lépp def nañu ko ndax kat soobu nañ ci grève boo xam ni amul àpp di laaj nag ay ndàmpaay yoo xam ni nguur gi daf leen koo yoreel lii nag am na fu ñu ko teg bu ñu sukkandikoo ci juriste bi ñu taseel. yoon nee na pour chaque juge consulaire dañu am indemnité de 100 000 francs am na benn décret de 2019 boobu xam ne moom moo déterminé indemnité yooyu le montant et le montant c'est 100 000 francs par audience et mais montant boobu warut a dépassé dafa am plafond 500 000 francs par ci année judiciaire bi waru ko dépassé donc loolu la donc ñoom seen grève tey jii li ko motivé maanaam li leen poussé à ce que ñuy def grève mooy que seen indemnité yoo xam yooyu dañ leen ko fayul c'est leur droit ñu moom ko te joxuñu leen ko depuis loolu. seen bankum loxo boobu lan la mën a jur. tey jii ku am sa dossier war a exécuter ce dossier wala mu am lu la ci urgent lu ci nekk nga toog war a xaar je sais pas quand là ça devient compliqué. juge consulaire nag liggéeyam mu mel ni ràññee nañu ko ci tribunal bu commerce liñ ko sas bokk na ci. dañuy jàppale magistrat yi ci seen liggéey. seen liggéey qui est de rendre de dire le droit et de rendre des décisions. juge yooyu léegi ñoom seen liggéey mooy su ñëwee dañuy jàppale maanaam ci seen expertise ñoom seen domaine ce sont pas forcément du nekk ay juristes mën nañoo nekk ay commerçants des chefs d'entreprise des gens yoo xam ne dañuy évoluer ci yeneen domaine commercial le monde des affaires quoi. ci jamono bi nga xam ni dossier yu bari mi ngi leen di xaar ñu sóobu ci ab grève boo xam ni amul àpp ba fi mu toll nii amul ay waxtaan yoo xam ni sumb nañu ko ngir dakkal grève bi muy jafe-jafe boo xam ni jaaxal nañu bari. ñu wax ci leneen rawatina wàllu koom wala sax wàllu dund bi ñu ne nag soo moyul njëgum bele bi ak lu waaju ci wàllu gaz ak courant bi dina yokk li ko waral nag fitna bi ñu nemeeku jamono ji ci diwaanu Ukraine gannaaw xeex bi nga xamante ne moom la ñu sumb diggante réew moomee ak bu Russie waa DPE nag nee nañ jamono ji wàllu jëflante yi ci wàllu koom tamit am na lu ci tàggat tembe Mamadou Fall ci liggéey bi.
ni guerre bi dox ci diggante Russie ak Ukraine indi na ko ci Europe ñu gis ne dafa wàlliyaan si ba ci Sénégal boo moytul kon lii di njëgu blé beeg yenn ci produits pétroliers dana yokku ndaxte échanges commerciaux yu ñu amal ci diggante Russie guerre boobee da ko impacté direction bu prévision bu étude économique kon xam ne li ñu mel Russie nekk nag partenaire boo xam te ni bu privilégié la bu Sénégal nekk premier fournisseur ci wàllu blé waaye itam ñaareelu fournisseur ci wàllu produit pétrolier bu ñu raffiné fii ci Sénégal conflit boobu lay nag kon faaw mu laal li nga xam te ni moo di suñu jokkalante wàllu importation ci blé bi ñu xayma woon ko ci ñaari milliards yu toftalu ñaar kon ci janvier bi mu mujj nul ci weeru février gi ñu ne ci atum 2022 yeneen ni marché yi nga xam te ni rek ñooy jox Sénégal blé nañ jàpp ni Argentine ak France la Argentine ci boppam gis na kon importation yi yokku jóge ci juróomi milliards ba yegg ci juróom-ñetti milliards mu di kon téeméer boo jël juróom benn fukki ak ñaar yi ci wàllu yokku kon ñu gis ni tamit ci wàllu France li nga xam te ni moo di yooyu les importation mujj yokku rek ba toll ci ñaari milliards. bu dee nag wàllu njënd ci wàllu produit pétrolier raffiné yi nañ jàpp ni kon Russie moo nekkoon fournisseur bu njëkk bi ci téeméer boo jël fanweer ak juróom-ñett yi kon Pays-Bas topp ci téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom importation yi doon jugee Russie toll jugee kon ci ñaar fukk ak ñeenti milliards ba yegg ci fanweer ak juróom-ñetti milliards ci diggante janvier ak février atum 2022 ci wàllu engrais nag kon jënd gañ doon jënd mu bàyyeekoo Russie mu mujj wàcc kon ba ci téeméer boo jël juróom-ñeent fukk yi ak ñeent ci février atum 2022 mu mel ni engrais dina am jafe-jafe kon dem nag ba yegg ci 0,3 milliards ci li nga xam te ni moo di juróom-benn milliards yu toftal ñeent ci atum janvier 2022. Mamadou Fall ñu dem fi nga xamante ne mooy Côte d'Ivoire laata ñuy soobu ci wàllu tàggat yaram li nga xamante ne mooy premier ministre bu Côte d'Ivoire di Patrick Achi ñu ne nag delloon na ab léngeem ki nga xamante ne mooy seen président di Alassane Ouattara dogal boobu nag gannaaw ab conseil des ministres bu ñu doon amal tey ci àllarba bi du ñàkk rek ñu ñëwaat ci ni mu gën a yaatoo ci suñu xibaar yi di ñëw. yegsi nañ ci lu aju ci wàllu tàggat yaram ak Cheikh Tidiane Diaw Cheikh Tidiane gannaaw ba ma la nuyoo mu mel ni ci boppu équipe nationale bu Sénégal bu basket am na lu fa yees ci ñi ko yoroon. maa ngi lay fay Ibou basket kon Maleye Ndoye ñu koy xaarandi mu nar a nekk manager général équipe nationale bu basket nomination bi nag lu imminent la ndaxte sama lu tax mu daanu teyit yi Maleye Ndoye nekkoon ancien capitaine équipe nationale bu Sénégal mu nar fa wuutu kii di Makhtar Ndiaye mi nga xam ni dafa démissionné woon Mor Bassine Niang di journaliste fii ci quotidien record jàpp ni moom Maleye Ndoye profil bu idéal la ngir occuper poste boobule. Parce que Maleye kenn dootul waxati son parcours en équipe nationale. Il a été capitaine pendant plus de 15 ans en équipe nationale. Il a fait plusieurs afro-basket, des coupes du monde. En plus, c'est une personne respectueuse. te respect boobu biir sélection joueurs yi mu daan nekk la dañ ko doon delloo. Maleye il a toujours répondu présent quand le Sénégal avait besoin de lui. Tout le monde gis nañ Maleye son passage en équipe nationale. On n'a jamais eu des frasques wala des trucs yoo xamante ni ça provenait de lui. da daan sax calmer beaucoup de tensions au sein de la sélection, surtout période yi nga xamante ni Sénégal dañ daan am ay problèmes mu prime et cetera. En plus Maleye sur le plan international kenn ñëpp xam nañ ko. Il a contribué à la venue de plusieurs joueurs. Donc tey nii ñu jël ko def ko manager général des Lions pour man loo xamante ni da ko mérité. En même temps aussi Sénégal da ci bénéficier wu. ci wàllu Ligue des Champions la ñuy wax quart de finale retour Chelsea démb naroon éliminé Real Madrid waaye Real da ko mujj defar remontada comme ni ko Chelsea doon defee ci match bi beneen match boo xamee ni surprise bu mag lañ fa nemmeeku doxoon ci diggante Bayern de Munich ak Villarreal dañ ci teewlu Marcel Maron. lu mu néew benn sénégalais dina bokk ci demi-finale Ligue des Champions Boulaye Dia mi nga xamante ne bokkul woon ci groupe bi déplacé wu ci Allianz Arena dina am occasion guléet ci carrière am jouer demi-finalu Ligue des Champions. Villarreal moom ñu koy fàttali dafa créer surprise gannaaw ba mu tooglawee Bayern Munich bu Bouna Sarr
te mu bokkoon ci benn ci favori yi ba léegi ci boobule bis ci wàllu jongante quart de finale Ligue des champions yi démb ci mardi Chelsea ak Edouard Mendy naroon a def exploit ca Madrid Blues yi ñu dooroon 3-1 ci match aller ba daal di dugal sax ñaari but balaa 60e minute ca 75e minute le Timo Werner daal di dugal ñetteelu but Chelsea fogoon ne sax moo ne woon but qualification pour demi-finale yi waaye duo Luka Modric ak Rodrigo fexe ba Real Madrid daal di dem prolongation ca biir prolongation yooyu sax le Karim Benzema daal di qualifier Real Madrid ca demi-finale yi gannaaw ba mu dugalee ak bopp but bu nga xamante ne Edouard Mendy munu ci woon dara moom Edouard Mendy nag ci ñaari jongante yi jot naa sonn lool ci kanamu attaquant français bi. Marcel Maroun programme tey bi nag Ligue des champions Atlético de Madrid moom dafay dalal Manchester City ci match aller bi nag moom moo gagné woon benn bal ci dara beneen ndaje bi di dox ci diggante Liverpool ak Benfica Liverpool moom tamit ci match aller bi demoon fële ca Benfica daan fa ñetti bal ci benn te ci match boobu sax match bu spécial lay doon pour Sadio Mané ndaxte mën na fa jaar battre record bu Cristiano Ronaldo ci boppu classement meilleur buteur phase de poule à élimination directe te fi mu nekk nii nag jamono ji ñoom ñaar ñoo tolloo ku nekk dugal na fukki but ak ñett kon Sadio tey ji su dugalee moom mooy nekk seen joueur bu ëpp li mu dugal ci phase élimination directe ci Ligue des champions kon dinañu ko suivre avec attention bu Diouf. Cheikh Tidiane Diaw jërëjëf ñu dem fekki Mamadou Mouhamed Ndiaye ak li gën a fës ci yenn kaay yi ñu teewlu ko. jërë ngeen jëf ndeyam si yàlla asu soxna ji jigéeni biir ji ñu ne dañu koo sàggane ci l'hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga ba mu dee ci seeni loxo suur soi ne nañu léegi tey ñu am lu leer nañ ci li ko faat ubbil yéene kay bi direction santé mère enfant ak chaire gynécologie bu université dem nañu fa saytu la fa xewoon ba def seenub rapport démb ci guddi ci la ñu jébal seenub rapport ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr journal bi dañu waaye balay dara di xew ñoo ngi séentu ay mesures conservatoires ci mesures bokk na ci directeur hôpital bi génnoon doon waxte kenn sant ko ak infirmier bi doon liggéey ca bés ba dañu leen di suspendre bu ñu gisee nag ne seen loxo laale na ci li faat asu soxna dañu fay jëlee directeur ba rajo infirmier ba ak lu ci mën di xew fii ki waxtu journal bi nee nañu waa ministère de la santé danañu ci def ab communiqué baa ñu conférence de presse ca ngir yeggi nit ñi la nekk ca rapport ba libération nañu personnel ba hôpital Amadou Sakhir Mbaye bu Louga li ñu waxoon ne moo xew ci mbir yi lu bari du ca dëgg kàcc nañu ba doyal ndax mission bi ñu jëlee woon fii ci Ndakaaru yóbbu ko ca Louga ngir ñu gëstu ji la fa xewoon lañ fa gis ak la direction l'hôpital ba waxoon dafa mel ne yàlla ak yàlla li am moo di taxawaay bi ñu waroon a taxawoon ndaw si des na li ko dal ak risque yi ci mënoon a am gis nañu ne waa l'hôpital ba dañu ko ñàkkal fayda mitit wa mu doon yëg naka noonu waa police it enquête bi ñu def ci mbir yi libération nee nañu la mu waneegu moo di sàggane gu ñu ko sàggane ba musiba am ci njombe lu mel ne la am ci Louga direct news nee nañu du guléet ñu koy dégg ci hôpital réew mi te li ci gën a miti moo di du mujj fenn ndem si yàlla asukan mi waral coow li journal bi nee nañu président Macky Sall nee na nañu ko ci enquêtal wax ko li xew fii 48 heures direct news duñu fàttali ne 2017 sàggane nañu fi benn xale bu jigéen bu ñu naan Aïcha amoon fukket ak ñaar ba mu mujj faatu ci l'hôpital bu Pikine ndax hémorragie jamono ji daaw avril 2021 ci la ay liir lakkoon ba faatu ci hôpital Magatte Lô bu Linguère te ba léegi dégg gu ñu kenn ku ñu ci teg ay daan le mandat mel ne ku naan ko prise en charge bu bon bi am ci hôpital public yi ci réew mi li muy jur ci réew mi ne ay loraange boo ko doon lim du jeex hôpital yi réew mi ak centre de santé yi ci réew mi le mandat ne nañu fu ñuy dem di faatu la ñu gën a jege ci fu ñuy dem di fajo journal lay fa nañu négligence di càggante gi am ci hôpital yi réew mi mooy sax wi yàq système sanitaire bi te li ci gën di yéeme moo di jëye yi dafiy am di gën di yokk ci hôpital yi ca fan yu njëkkee dinañ ci wax ñaawlu ko naqarlu ko waaye fa la yem dara du ca tege ñu teg coowal hôpital yi te ànd ak l'observateur dem ba ca Florence ga ci Italie ubbil yéenekaay bi Pape Demba Wagne mooy doomu Sénégal bi police bu Italie doon fitnal ci mbeddi Florence yi l'observateur mi ngi ñuy xamal ne police bu Italie bu weesoo crime boobee ñu def ba àdduna bi yépp teg ci seeni gët tegaat nañu ci beneenub crime ndax moom moodu bi famem nee nañu ba mu bëggee ab certificat médical gaa ñi dañoo bañ ne duñ ko defal gan di maami scandale sexuel réew mi quotidien nee nañu moo am ca direction générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio ak Lac Rose chef de cabinet bu Diène Farba Sarr di Ousmane Noël Dieng yéenekaay bi nee nañu moo doon tëddee ca biir bureau benn xale bu jigéen ci diggi weeru koor yi ba ñu ko doon def nag dañu ko doon filmer yàlla nattu leen yëf yi génn ba teere ci loxoy ku ñu naan Babacar Sow ne woon chargé de communication bu Ousmane Noël Dieng te ñu dàqoon ko moom Babacar Sow bi mu jotee ci vidéo yi li mu njëkk a def moo di yónnee ko Diène Farba Sarr ba nuppi yónnee ko jabari Ousmane Noël Dieng ñu ne déet na waaye mu ne dana ko yónnee Adamo ca la Ousmane Noël Dieng jugee porter plainte yoon nekk ca di ko lijjanti ba am ñetti nit yu ñu ca teg loxo ba jot leen a jugé. Mamadou Mouhamed Ndiaye cant ak ngërëm ñenn la yéen tamit naka noonu ci teewlu beeg safoo bi di leen ñaanal kenn lu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf.